ASID TV, la chaîne des patriotes. jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam ne saay su nekk yéen a ngi saxoo di teewlu di seetaan seen chaîne bi di ASID TV la chaîne des patriotes bés bu ne nuñ koy defee di dalal suñu gan tey nag ñu dalal ki nga xam ne muy Sora ñu ngi lay nuyu bu baax di la dalal ci ASID TV. waaw maa ngi lay fay frère maa ngi ñuy ziar ñëpp ñu lay seetaan di nuyu tamit mbokk internet ak say téléspectateurs ñëpp ñi nga xam ñu ngi ñuy suivre ci ASID TV di leen wax ni seen frère la sœur le révolutionnaire jógee ca Kër Massar. ah Kër Massar nga bàyyi ko. Kër Massar Sora jamono yu ñu weesu gis nañ ne Ousmane Sonko defaat na sorti yëkkati ay kàddu jëmale ko ci justice du Sénégal ak dossier am ak Adji Sarr ak liggéey bi nga xamante ne mi ngi koy def fële sa Ziguinchor ñu toog gis ay réplique daal di génn ci magistrat yi mouvance présidentielle bi Mimi Touré génn wax ak maître El Hadji Diouf yow génn Ousmane Sonko boobu ban jàngat nga ci am. waaw génn Ousmane Sonko boobu nag entretien bi nga xam ne def na ko avec tous les médias ñi nga xam ne ñun ñëpp gis nañ ko. génn la boo xam ni communicationnellement génn bu baax la parce que bu ñu xoolee il a porté ses fruits parce que moom lim objectif bi mu doon wut mooy heure buy génn day chercher à waa APR ak nguur gi fexe ba xool nan la leen di gësamee moo tax boo dégloo à chaque instant ci ay communication moom da leen di xupp toujours ci communication mu yëngal leen mais il a réussi parce que dañoo seet ni moom heure bu génnee da ngay gis comme ni mu ko waxee ci biir interview bi bu ma génnee rek après nga gis walax jaan yu ndaw yëpp commencé di si topp moo tax ngay seetlu à chaque instant bu génnee rek ñoom ñëpp ñu génn topp si parce que dafa génn tey ci suba ga nga gis Françoise Hélène Gaye Mimi Touré Union des magistrats ñëpp ku génn tey wax rek suba keneen ki génn wax te da ngay sentir ñoom ci seen wax dani am na benn haine boo xam ne ñoom dañ koy dégager mënaguñoo ba tey contrôler seen communication ñoom en tant que coalition présidentielle bi nga xam ñoom ñoo yor nguur gi mais boo xoolee ci seen communication chaque jour da ngay gis ni ñi manqué nañ ay communicants chaque jour da ngay xam ne ñii ni manqué nañ ay communicants toujours ku ci communiquer def faute ba ci ki si mujjee génn barki Demba Ndiaye si Walfadjri Sori Keba ku ci génn la même chose ku ci génn nga xeeb ko parce que ak faute yi ñuy def yaakaar naa ni kon Ousmane Sonko sortie bi li taxoon mu jóg mooy dàq ginaar waxaale sa soxla wax na li mu bëggoon wax mais en même temps aussi ñoom ñëpp maanaam yàq na seen communication mettre na leen dos au mur comme ni mu koy recherché ci génn bi. ba léegi ki nga xam ne muy Mimi Touré yëkkati na ay kàddu am kàddu yu mu yëkkati jëmale ko ci Ousmane Sonko naan ko yoruñu woon sa agenda Sweet Beauté loolu ban jàngat nga ci am. waaw man xam nga. sorti en tant que Mimi Touré nga xam ne ñi ngi koy doog a dégg ci dossier Adji Sarr Ousmane Sonko defe naa de. waaw ñu ngi ko ci door a dégg effectivement mais man sorti Mimi Touré bi dafa bokk ci sorti yi nga xam ne moom gën a neex ci dossier parce que Mimi Touré boo xoolee moom ci benn mot bi nga xam ne moom la utiliser rek da ngay xam ni kii elle communique bien parce que dañu carrément Ousmane Sonko ñun yoruñu agenda Sweet Beauté te yaakaar naa benn wax boobu noonu benn baat boobu kese bu fekkoonte ni benn bokk yaakaar depuis le début ñoom foofu lañu yemale seen kàddu ku leen wax ñu ne ñun yoruñu agenda Sweet Beauté kese yem foofu noonu donc yaakaar boobaa niñ leen si dugalee nii duñ leen si dugalee noonu comme Mimi Touré moom buy communiquer à chaque instant da ngay gis ni day communiquer bu baax moo tax toujours APR bi muy nekk Mimi Touré dëgg-dëgg problème bu ñëw moom lañ daan génnee teg ko ci kanam moo daan xeexal APR lu tax ñu yéex ko soo dégg mooy peut-être moom Macky Sall ak problème yi mu jote woon ak moom nga xam ne Macky Sall da koy soupçonné toujours tey mu sanctionné ko mënul ànd ak kenn ànd bu yàgg tey mu ànd ak kii suba mu ànd ak kii moo tax ñu yëg ko see dégg mais Mimi Touré moom elle communique très bien man bu ma xoolee conférence de presse am sax ba ma ko seetaanee pare damaa am lu ma metti parce que dama xam Mimi Touré en tant que tel moom buy communiquer qu'est-ce qu'elle est capable de dire ak détermination bi nga xam day ànd ak moom ci ay communiqué am nga xool ko keroog ni mu communiqué nga xam ni kii nekkul peut-être nag comme joxaat nañ ko poste instant bii nii ni ko yow kat yaa géré wàllu parrainage beeg yu demee noonu. peut-être loolu moo gën a tax sax moom mu am courage génn di wax mais boo ko xamee te xam Mimi Touré yàgg ko seetaan. moom dafa mel ni defaat na réplique sax ci Facebook bi ñu ngi gis benn vidéo buy balancé wu ci Facebook bi mu def réplique di tontuwaat Mimi Touré de. waaw mais communication bu jaaroon yoon est-ce que dina def réplique. non Mimi Touré dafa mën wax dafa aay ci communication loolu moom kenn du ko waxaale moo tax heure bu fi nekkee APR da ngay gis ni day am absent bu fi nekkul. heure bu fi Mimi Touré nekkul da ngay gis day am absent parce que boo xoolee APR dafa am vide ci communication moo tax léegi seen communication ay Koura Macky moo ko yor
seen communication ay Fatoumata Ndiaye Tampi moo ko yor seen communication ay Mame Gor Diazaka ay Birima maanaam pour nga gis ku ci taxaw communiquer ñeme di dem ci plateau de télévision yi di si Mimi Touré mënoon lim si mënaloon Macky Sall défendre ay idéem kenn mënu ko ci biir APR boo ko xoolee keroog muy communiquer da ngay xam ni kii nii kat il a très mën na communiquer trop mais da ngay xam ne am na lu des man bi ma ko xoolee loolu laa jàng ci kanam gi am na lu des peut-être nag loolu du lu ñuy wax ci kaw mais am na lu des daal boo xoolee ci communication. mais est-ce que nekkul tamit Macky Sall lu muy wax lu jëm ci poste premier ministre bi nga xam ne waxoon na après élection locale yi dina ko taxawal boobu ba léegi poste premier ministre bi taxawaluñu ko est-ce que nekkul Mimi Touré tam dafa bëgg feeñaat tamit moo tax muy nekk di jëfaru di wax nii wala lan. mais peut-être loolu moo tax. mais peut-être dafay c'est de bonne guerre tamit mu génn pour afficher pour wane ne moom kat bëgg na poste bi te mën na ko yor et aussi loolu tamit c'est normal kenn mënu ko bañal Mimi Touré parce que poste boobu poste bu mu yoroon la bu ko bëggaatee c'est normal loolu c'est de la politique et puis loolu ñoom la sax seen biir ñun maanaam wàllu Macky Sall ak APR lu jëm ci ñoom man du ma intéressé lu bëri loolu ñoom la seen biir elle a ses raisons lu tax muy génn ñun xamuñu li taxoon mu toog daal mooy xam nañ ni poste biñ ko joxoon moo taxoon mu doon kaasal Macky Sall bi Macky Sall jëlaatee poste bi ci moom dafa dem toog na la jàpp ñàmburam di sax classe Macky Sall yenn saa yi mu bind benn poste ci page Facebook am sànni leen ay trac ñu ngi dégg keroog ki yor jot na média mu ngi doon wax naan Mimi Touré tenté na plusieurs fois pour dugg biir Pastef te man loolu duma ko weddi parce que boo gisee ni mu toogee woon waxul deful dara yenn saa yi sax mu bind ay texte sànni waa APR am na lu mu doon togg peut-être nag dañ ko woowaat dig ko beneen affaire moo tax muy génn di wax mais dans tous les cas moom ñoom mënuñoo wax ba yeeñu ci benn côté waaw loolu moom yaakaar naa amul lenn loo xam ne mën nañ ko utiliser ci communication ba yeeñu parce que ñoom bi ñu perdre la bataille de la communication dafa yàgg Ousmane Sonko gagné na leen ci bu yàgg loolu moom. gis nañ ne tamit Adji Sarr ba mu génnee Jeune Afrique jël ko interview ak ñi nga xam ne muy RFI yow bokk nga ci ñu njëkk génn ci Facebook bi def réplique ci Adji Sarr. génn boobu mu génn tey dem ci Jeune Afrique ak muy RFI def fa interview moom Adji Sarr réplique bi nga doxee noonu en tant que yow activiste parce que tam activiste tamit am na lu ñëw loo ciy wax boo ciy topp di wax bu bëri rek dañ naan da ngaa féetee Ousmane Sonko loolu tam des fois Sora doo ci dund ay jafe-jafe. non féete Ousmane Sonko ñàkk a féete Ousmane Sonko loolu. beneen affaire la loolu ñun mënuñoo bañ ñu koy taxal da ngeen a féete Ousmane Sonko da ngeen a far Pastef da ngeen a bokk fii da ngeen a bokk faa loolu mënuñoo bañ ñu koy taxal et puis olof dañuy ragal féete day xañe wërsëg. féete wuñu ak Ousmane Sonko dëgg la ñu féeteel. Adji Sarr sorti bi mu def ci RFI ak France 24 man dama mënta comprendre. Jeune Afrique. Le Monde. ci médias occidentaux yooyu. mënuma comprendre koo xam da nga ne yow dañu la violer nga ne yow. ci ay kàddu sax nga ni woon dangaa nekkoon enceinte ñu toog 1 an kenn gisul doom ñu ne den na waay nga ne dañ la violer heure bu la neexee nga génn def say sinap tabas nga def sinap Françoise Hélène di def anniversaire nga def sinap lu xew nga génn def sa sinap wax lu la neex nga toog ba mat 1 an ñu war a rendre grâce suñu frères yi nga xam ni ñoo gaañu woon ci année bii passé ñu war ko def delloo njukkal suñu frères yi nga xam dañoo gaañu nga bàyyi ba mu mat at sëkkam nga génn def sa interview sur les médias occidentaux di wax ay wax yoo xam ne amul bopp amul genn yaakaar naa loolu ñàkk yar la ñàkk respect la quoi pour man envers cette population là ñàkk respect la ci sénégalais parce que bu fekkonte ne am na respect ci sénégalais du 14 jeunes gaañu tey moom li mu waxoon yëpp de A à Z ñëpp xam nañ ne dara du ci dëgg il faut moom mu jéem a rectifier li nga xam ne defoon na ko fexe ba may sénégalais ñu ñaanal doomu jàmbur yooyu nga xam ne dañ fay jóge tey mu toogaat amaat fi jàkkaarloog sénégalais yi naan ñu Ousmane Sonko nangam Ousmane Sonko sangam te ñëpp xam nañ li muy wax de A à Z dara du ci dëgg lenn moo tax mu def sortie bi France 24 mooy ginnaaw ba xam nañ ni ñoom mënuñoo tëj Ousmane Sonko parce que loolu sénégalais duñ ko nangu seen complot bi ñëpp xam nañ ni complot la boo xam ne c'est mal organisé par des petits délinquants ñëpp xam nañ ni complot la lu ñuy tenter mooy xool na la ñuy fexe ba yàq deram sur le plan international parce que man mënuma d'accord koo xam ne nga yow dañ la violer ngay génn pour ne da nga ko bëgg a dénoncer dem ci médias occidentaux yi nan nga mën a def ba dem ci médias occidentaux yi et puis yow maanaam def interview kese lan moo ci jar def shooting jël ay photo
créer ay image yoo xam ne képp ku ko xool xam ni image yu cher la képp koo xam ne xam nga shooting nuñ koy defee booy fay pour ñu defal la ay photo travailler ci image yi jël derrière écran yi jël yëpp defal la image yu cher après nga dugal ko yow pour ni rek dañ la violer nga ne yow amoo sax loo jëndee njiitlu waaye ngeen déggal ma ci kaddu gi te chaque instant ñu ngi lay gis ngay takk ay or di teg say cheveux naturel di fay shooting di def lu la neex loolu yabaate la pour man ci sénégalais yi quoi moo tax loolu bu amee il faut nit ñu génn wax ak sénégalais yi parce que ñun tamit dafa am suñu ay moroom yoo xam ne ñun ak ñoom ñoo nekkandoo ci combat bi nekk ci terrain bi di xeex H24 ñooñu ñu ñàkk seen bakkan ndax complot bu ñàkk fayda bi kon buñ gisee bu seen weer dellusee ñu war leen a ñaanal yàlla moom mu waroon taxaw génn baalu àq sénégalais mais muy yokk ci xar mu karaw non kon loolu lu ñu loo xam ne dañ koy ñaawlu la quand même rafetul te du yoon aussi. léegi Adji Sarr génn bi moom kon yow ci sa jàngat mooy warul du génn. du ma ni warul du génn de war na génn warul du génn en tout cas li wér te wóor mooy génn bii moom benn objectif la woon muy gannaaw ba ñu xamee ñoom seen complot bi tas na sur le plan national kenn mënu leen a gëm parce que ñëpp xam nañ ni complot la. et sur le plan international dès le début dañoo ñàkkoon communication yi parce que ministre de la justice France 24 la waxee woon ni ay mbër yu amul combat la yaa ngi koy fàttaliku. ministre des affaires étrangères Aïssata Tall Sall moo tamit France 24 la demoon daani c'est des forces occultes. boo xoolee ñoom ñëpp fa leen génnoon temps yooyu lañ ko bëggoon internationaliser ba yàq deru Ousmane Sonko foofu. essuyé nañ foofu moo tax instant ñu bàyyi ba mu yàgg yaakaar ne Ousmane Sonko fàtte na wala sénégalais yi fàtte nañ ñu bàyyi ba mu mat at. ñu ne léegi nañ profito dem sur le plan international pour yàq fa daram loolu kese la parce que RFI France 24 mën naa ko tudd média yooyu noonu ñoom seen rôle ci Afrique mooy chaque instant bu ñu fi ñëwee nu ñuy fexee ba jaxase doomu Afrique ci seen biir la ñuy wut ak nan la ñuy def ba jël fi ay thèmes yoo xam ne day jaxase doomu Afrique heure bu ñu ñëwee Afrique sujet yi ñu fiy traité yëpp sujet yuy taal réew la wala sujet yoo xam ne ay hommes politiques yu ñuy jàppale kese la pour seen ay intérêt mais mosuñoo ñëw Sénégal wala si benn réew ci Afrique boo xam ne dañ fay ñëw pour la bonne cause pour journalisme clairement ñëw wax trancher les choses dire la vérité loolu mosu leen indi ci Afrique loolu moom wóor na. jërëjëf Sora dañuy waxtaan ak yow ba léegi rek ci actualité nationale tey gis nañ ci Facebook bi benn communiqué bu génn tamit ki nga xam ne muy président de la République Macky Sall daal di changer turu VDN bi am foo xamante ne pàcc boo xam ne tuddee nañ ko ki yoroon CDE muy Aline Ardo Sow ñu gis ne tam Ousmane Sonko daan na ko def fi nga xam ne muy Ziguinchor loolu tam ban gis-gis nga ci am. amee loolu moom bu amee lu ñuy rafetlu la aussi parce que VDN bi loolu sur le plan national waxuñu VDN kese. mais Sénégal ni ko Ousmane Sonko defee Ziguinchor fépp foo xam ne. que ça soit muy monument que ça soit muy ay tëri wala muy ay gox. wala muy quartier ak lu mu mënti doon. loo xam dañ ko tuddee keneen koo xam ne du doomu Sénégal. dañ ko war a rebaptiser waat tuddee ko ay doomu Sénégal parce que Sénégal am na fi ñoo xam ni dañoo sacrifier seen vie pour Sénégal. dañoo yàgg xeex ngir Sénégal bi fi tubaab bi daan ñëw di ñu jàpp jàmm di ñu noot ñoom ñoo taxawoon di défendre Sénégal. kon ñooñu nu mu mënti demee ñoom lañu war a tuddeewaat gox yi bu amee ay école ñoom lañ ko war a tuddee bu amee ay monument ñoom lañ ko war a tuddee donc loolu bu ko defee lu mu war la Ousmane Sonko ni mu ko defee Ziguinchor noonu lañ koy rafetee noonu lañ koy rafetluwee di inciter Barthélémy Dias moom mi nga xam ne moom maire bu Dakar même bu ko Macky Sall deful moom yi nga xam ne dooleem may na ko ak loi may na ko mu mën a changer tur yi yooyu tamit moom mu changer tur yi parce que ñun aussi dañoo nekk ci benn ère boo xam ne il est temps ñu xam ne Afrique Sénégal am na ay jàmbaar yoo xam dañoo yàgg xeex ngir Sénégal tayale seen àdduna ngir Sénégal ñooñu dañ leen a war a delloo njukkal ñooñu waruñ nekk ñoo xam ni dañuy xeex ba sonn jóge fi rek ñu fàtte leen jël seeni tur effacé leen ñi nga xam ne ñoom dañ fi ñëwoon di ñu noot ak doon ñu utiliser ñu def leen ay héros tuddee leen suñuy gox tuddee leen suñuy tali tuddee leen suñuy monument di leen màggal tuddee leen lu ne loolu moom c'est anormal loolu moom même bu ko defee lu mu war a def la te ñu ngi koy xaar mu def ko fépp ba ci Faidherbe ba la nekk Saint-Louis fépp ñu ngi xaar ñu jëlee fa montagne ak ay monuments yi nga xam ne dara ñuul dara Sénégal amul lenn lu muy yokkal jeunes sénégalais yi lu dul fàttali leen ñi nga xam ne ñoo daan toroxal seeni maam loolu moom fépp lañ ko war a def ci Sénégal. mais Sora dafa am mbir moo xamante ne tam seetlu nañ ko ci Ousmane Sonko. mu ne ñoom dañuy créer seen association des maires du Sénégal mooy maire yi nga xam dañoo nekk ci Yewwi Askan Wi loolu ndax rafet na ci république te mu am association bu fi nekk boo xamante ne yàgg nañ ko xam ci àdduna ci Sénégal
tey moom mu ñëw mu ne dinañ créer beneen association des maires boo xamante ne weeri yeewi askan gi kese ñoom ñoo fay nekk. nekkul ni daa am fenn fu ñu bind ci Sénégal ni benn association des maires kese moom moo war a am ci Sénégal et puis man dégguma ñoom ñu ne association maire bee fi des maires bee fi nekkoon baaxul. dégguma ñoom ñu xas ko dégguma ñu saag ko te li ma jot ci weewu bay li ma dégg ci ay Sadiq Top ak ñeneen ñi li ñu wax mooy mën nañoo rester ci biir association boobu mais du leen tere ñoom ñu créer seen association des maires de Yewwi Askan Wi te loolu li ci am solo mooy. objectif est-ce que dina mën a dem. non dina mën a dem xam nga lan moo tax ça dépend di lan moo tax a jóg association bi lan mooy objectif bi lan moo tax ñu créer ko. bu fekkee dañ ko créer pour di mën di jàppalante comme ñoom nit ñu ko expliquer pour di mën di jàppale wante seeni biir maire bu ci am problème beneen maire bi dimbali ko maire bu am problème si benn côté comme tey ñun Kër Massar dañ koy soxla parce que tey Kër Massar boo xoolee ci biir département yi six maires yëpp benn kese la ci waa Bennoo gagné muy Malika. li si des yëpp waa Yewwi ñoo ko gagné kon ñooñu bu ñu leen defalee benn association boo xam ne ñoom 5 maires yëpp ñooy nekk si biir président conseil départemental bi tamit nekk biir Yewwi yaakaar naa ñooñu ñu boole leen si benn cadre dina baax parce que tey kii mën nañuy jàppale wante ci seen biir quand même kii mën na am xam-xam ci wàllum suuf kii am xam-xam ci wàllum ndox kii am xam-xam ci wàllum lële ñu def benn association boo xam ni ñoom dañ ciy tënku pour di dimbali wante bu fekkee loolu ça loolu c'est de bonne cause kon loolu amul leen loo xam Sénégal dina ko ci perte et puis li ma jot a dégg sax ci ay information ñu ne association des maires bii fi nekkoon maire yu Thiès bokk ci woon association kese la association nekkul institution boo xam ni buñ ko defee ak ñu bañ ko def même buñ ko deful woon mu nekk lu public sax loolu dafa war a am ñoom ñi nga xam dañ leen a fal sous la bannière de Yewwi dañ leen a fal ngir ñu liggéey te ñoom dafa am beneen responsabilité boo xam ne da leen di xaar loolu laa doon wax juste après élection yi ma ni ñoom daa am lu leen di xaar mooy ñoom dañoo ñàkk sens parce que bi ñuy ñëw ñu leen di jox ay mairie dañoo fekk ñi fi nekkoon toog fi 7 ans yàq lu bëri liggéeyuñu lu bëri te ñoom seeni responsabilité bokkul ak responsabilité ñooñu parce que bu njëkk mairie yi dañ daan voté ba pare rek ñu mel ni genre lobbying conseillers yi daje seen biir tànn kenn ni ko yow yaay maire léegi nag suffrage universel direct la population bi ñoo la faral seen bopp pour nga liggéey obligatoirement da ngaa war a liggéey indi ay résultats donc ñoom par force dañoo war a liggéey bu fekkee nag gëm nañ ni wala gis nañ ni ñoom bu ñu booloowee ci seen biir dinañ gën a mën a liggéey te dina gën a tax ñu gën a mën a jàppalante loolu yaakaar naan Sénégal da ciy gagné mais Sénégal du ci perdre dara pour man li ñuy ñaan rek mooy na nekk juste pour loo xam ne pour liggéeyal askan wi la pas mu nekk politique bu fekkee nag politique la dañ ko def pour politique pour concurrencer bële boobaa nag peut-être mu nekk loo xam dina yàq mais bu fekkente ni mais est-ce que jarul tamit maanaam association bi nga xam ne moo fi nekkoon te Alioune Sall jiite woon ko te fu mu toll nii nekkatul maire waaw n'est-ce pas bu fekkee ne association boobu nee nañ comme ni nga ko waxee ay maire Thiès bokk si woon ainsi de suite am na yu bëri ay failles yu mu amoon est-ce que du jar ñu toog defaraat mairie boobu defaraat association boobu ba mu normal ba nga xamante ne maire yëpp siy bokk ñu defar ko ba mu normal ñu déggoo ci kàddu est-ce que loolu gënul ñuy ibbi beneen association. avec kan lañ koy defaral xanaa du avec Macky Sall de la ñuy defar pour ni dañuy avec Macky Sall amul lépp lenn looy négocier ak moom du ñoo ngi nii di négocier ak moom parrainage jusqu'à présent mënu ko defar Macky Sall moom instant yi li ko fi dese lépp loo xam ne bëgg nga koo am ci moom da ngay dem droito bi def li lay yoon may rek. mais moom moo amul lenn loo xam da nga koy négocier moom ak parce que moom du maye dara. maanaam loolu perte de temps la sax pour man quoi parce que yow ak ñooñu mënu leen bokk gis-gis bokk leen jëmukaay ñii nee naa la dañ leen a fal pour ñu liggéey et puis ñii dañoo war a liggéey daar ñoom ñoo war a joxe ay résultats yuy wane ba tax sénégalais yi du ñu rëccu luñ doon yi wóoloo Yewwi Askan Wi donc ñoom amuñu choix faaw ñu liggéey daar sinon élection législative yaa ngi ñëw faaw balaa boobu ñu teg dara ci loxo askan wi mais surtout aussi élection présidentielle 2024 yaa ngi ñëw faaw ñu teg dara ci loxo askan wi te ñoom ñi nga xam ne ay maire Yewwi lañ nekkuñ ñoo xam ne c'est des politiciens de métier boo ci gisee ñu ci bëri ñu ngi door a sax dugg ci politique ay débutants la ñuy doon laa la mën a waxee kon ñooñu ñu def seen association boo xam ne day nekk benn cercle bu ndaw pour ñoom ñu ciy jàppale wante non pour man loolu lu baax la quoi yaakaaru man loolu lu bon la. mbirum parrainage bi nag fa laa jëm ak yow ndax maa ngi dégg sa biir kàddu nga ko doon wax parrainage bi gis nañ opposition bi ñu ngi jëpp tëbaat di wax ne. parrainage bi du fi jàllee du fi am baaxul nangam CEDEAO am na lu mu ci wax am ay charte yu mu ci teg te ñu gis ne 2019 parrainage bi ñoom ci leen demee élection lu tax tey ñu ñëw ba tey di bañ parrainage bi. mais nan la ñu demee woon 2019 élection comme fi nga terminer sa question bi loolu moo tax tey ñu war ko bañ
parce que 2019 bi ñu ciy dem élection kenn nanguwu ko woon Macky Sall dañu koo forcé woon et les temps ont changé. mais boobu buñ ko ak bii forcé bokkul. wee kay gars yi ñu boycotté. non mais élection présidentielle 2019 yi mënuñu woon boycotté parce que boobu élection présidentielle nekkul c'est facile nga xëy rek ni noonu nañ ko boycotté parce que loi la boo xam dafa jàll assemblée nationale même si que ñun ñëpp seetaanoon nañ ni mu jàllee assemblée nationale forcing boo xam ne moo fa am benn bi ay député yoo xam ne une majorité mécanique boo xam ne lépp lu ñu indi dañ koy voté ñoom ñoo ko voté woon en 2019 ñu dem ci élection présidentielle gis nañ na mu mujjee woon ñu tànn seeni candidat naan ñii am nañ parrainage ñii amuñu parrainage kon loolu yaakaar naa loolu amoon 2019 moom la ñuy bañ mu amaat ci 2022 bi moo tax ñu taxaw et puis parrainage bi daa am lu muy violé mooy bu ñu nee parrainage yow benn nit bu ne mënoo parrainer lu ëpp benn candidat kon foofu problème day am. benn nit bu ne mënoo parrainer lu ëpp benn candidat kon foofu problème day am. et dafa am droit yoo xam ne kenn waru koo jël mettre ko au devant de la scène ba ñëpp xam ko. mooy bu fekkee kenn nit nga war a parrainer kon yow ki ngay voter rek ngay mën a parrainer et loolu c'est pas normal boobaa yow yaa ngi violer droit wu doomu aadama yi parce que doomu aadama yi dañoo am droit voter ku leen neex. tey waroo leen ñoom ñuy exposer ku ñuy voter publiquement moo tax bañ nañ ko ba mbañ gàcce lañ ko tuddee dañ lay dugal ci ginnaaw rideau bi pour nga mën faa voter bu fekkee nag da nga leen tegal parrainage ñu leen kenn ku ne kenn nit la mën a parrainer bu fekkee parrainage bi jaar yoon la man je suis pas contre le parrainage quoi je suis pas contre parce que dafa nekk loo xam ne lu jaar yoon la bu nekkee dans une république dans une démocratie dañ ko war a organiser bu ñuy dem ci ay élections ñu teg ay yoo xam ne mooy def ñu teg ay chartes yoo xam ne mooy permettre ñi war a dem te mën a dem parce que sinon da ngay gis sama classe bu Bougane Gueye Dany gi ñoo xam dañuy toog fale jug rek dem. mais parrainage bi jug rek dem xeex biñ ko xeex nii biñ ko commencé di xeex nii. ba démb gis waa FRAPP France Dégage ànd sàmm jikko yi ñu si bëri commencé nitu dëgg astafurla nitu dëgg gars yi commencé jóg di si def ay kii ak ñoo lànk ñoo bañ gars yi jóg ànd démb distribuer ay falaay gis opposition bi tamit di génn di si wax tamit léegi combat boobu ndax dinañ ko réussir vraiment parce que Macky Sall tamit des fois nga entamé ak moom benn combat nga réussir ko totalement du yomb mais dinañ ko réussir duñ ko réussir loolu ñu ngi jëm ci kanam quoi ci loolu lañ jëm en tout cas dinañ ko mëne moom incha allah mëne bi moom dañ koy def dinañ mëne combat boobu li tax ñu koy mëne mooy dafa nekk combat boo xam ni daf ñu war a jaral parce que sinon dañuy may Macky Sall dam amoon 2019 mu amaat ko tey mooy tànn ay candidats yi nga xam ne moom lay demanteel ci élection législative yi ñu jëm parce que 2019 parrainage bi moo ko permettre woon mu tànn 5 candidats pour mën cee dem ci élection locale yi ci élection présidentielle yi du moins bu fekkente ne dañ ko mayaat mu teg ay parrainage mën a tànn boobaa aussi moom mooy tànn ñi ko neex pour ñu dem ci élection législative yi moo tax ñu war ko xeex man nee naa la bañu ma parrainage dafa war a am mais nan lay amee foofu mooy problème bi Macky Sall bu fekkonte ni parrainage da koy teg ci yoon kese bàyyi ñi am dem ñi amul toog boobaa ça va quoi mais dañuy xam ne moom da koy jël def ko une arme politique mën nga am sax mu ñëw ni la amoo kii mën na bañ a am mu bëgg mu jàll mu ñëw ni ko am nga. politique boobu mu def comme lu mu defoon 2019 politique boobu moo tax ñu koy xeex mais du parrainage en tant que tel parce que parrainage en tant que tel bonul démocratie bu ñu ci nekkee dañ ko war a organiser élection nekkul ku jug rek dem parce que ñooñu ñooy tànqal sénégalais comme li xew ci élection locale yi passé nga gis benn commune am lu mat ay 15 candidats parce que loolu dañ ko régulariser wul loolu moom dañ ciy ànd mais nan lay amee loolu mooy suñu problème ak Macky Sall parce que xam nañ ni moom maanaam du ko def dans la sincérité du ko def dans les règles de l'art lépp lu mu tëgg rax ci përëm da koy def rax ci ay saay-saay pour ni kii laa bëgg mu dem kii laa bëggul mu dem kii bu demee xëy na mu sonal ma fii parce que moom instant bi élection législative yi ñu jëm ni bakkanam la si teg parce que xam na ni avenir politique am moo nekk en jeu loolu moo tax ñuy xeex parrainage mais du leneen. loolu daan nañ ko dégg si élection locale yi de avenir politique am moo nekk en jeu kàddu googu nga doon yëkkati si locale yi daan nañ ko dégg. effectivement mais instant yi dafa gën a nekk en jeu parce que li xew ci locale yi moo ko gën a tiital boo xoolee Macky Sall lan moo tax bi ñu génnee locale yi léegi. mu yaru noonu laa ko mën a waxee maanaam di jël ay mesures populistes yoo xam daanu ko jël depuis 2012 ak tey daanu jël yenn mesures yooyu nga gis benn mu Amadou Sarr taxaw fale wax dara kilifa diine ci guddi gi mayu ko dara nga gis mu def ay conseil des ministres nan prix yi wàññi naa ko ci loo xam ni ci fi mu toog rek la yem wàññi naa prix yoo xam ne ku dem ci marché bi gis ni prix yi mu ngi yokk nu mu neexee jaaykat yi mu toog fi mu toog naan damay def jokkoo ak ndaw ñi naan damay def une tournée économique loolu yëpp parce que élection locale yi ñu génn lim ci génnee arrangé wu ko te
te xam na ne li ci génnee li ciy xeeñ bu répété woo ci élection législative yi di mu jëm moom mooy moom pare na politique moo tax instant yi li muy def yëpp pour charmer population sénégalaise bi et surtout la jeunesse de chaque jour ma koy wax li muy def yëpp jokkook ndaw ñeeg tournée politique ak yëpp pour fexe ba xool nan lay def ci élection législative yi nii ba mu am majorité assemblée nationale parce que loolu moom bu fa amul majorité moom mooy c'est foutu mooy waxi troisième mandat ak yëpp dootu ko waxati élection locale yi dafa nekkoon juste un lancement mais film bi mooy législative yi nii carrément législative yi bu ko pertee moom mooy moom jeex na dootul waxati sax ci lu jëm ci wàllu politique fii ak 2024. loolu moom wóor na damay des ak yow ba léegi ci élection législative yi ñi jëm. ki nga xam ne moo yor élection yi ñu koy wax ministère de l'intérieur. communication est-ce que jàll na dëgg ci élection yi parce que gis nañ ne tey ñi faisee ci opposants yi ñoo gën a jàllale communication bi ñooy def ay spot publicitaire ci Facebook bi TikTok bi Instagram bi ñi nekk di live Facebook di soññu gars yi dem leen inscrire gisuñu ba léegi ministère de l'intérieur réagir loolu tamit xawul doy waar ci réew. boo nee est-ce que communication am jàll na sax day mel ni moom dafa def communication ci mbindum ci mbindu mi quoi te moom defu ci benn communication man de gisuma benn affiche wala benn spot publicitaire boo xam ni dañ ko jël ni lii kat pour lu jëm ci wàllum élection yi ñu jëm la pour def ay campagne de sensibilisation pour jeunes yi dem bindu ji amul man de gisuma ko fenn te yaakaar naa ni bëri naa ci morom dooni spot publicitaire comme ni mu daan amee autant doone ay affiche doone ay publicité yoo xam dañ koy jàllale ci rajo yi di ko yëgal nit ñi au contraire sax da ngay dem sax pour jëli sa carte d'identité wala pour bindu ji sax ñu lay xoqatal ak di bañ nga bindu mel ni bëgguñu sax gars yi bindu man la question que je me pose mooy ana budget bi nga xam ne moom la ñu dégager pour communication parce que chaque instant bu ñuy dem ci ay élection dañuy génnee budget boo xam ne pour organiser élection yi la te communication da ciy am wàllam xaalis boobu fu mu dugg kay mooy question bi parce que kenn gisul mu def ci benn dara au contraire sax yow mi nga xam ne moo fi daloon Bougane Gueye Dany ci élection yi repasse taf ay affiche am pour wax na nit ñi dem bindu ji ñu ne ko teppi ko man pour man sax ñoom bëgguñu nit ñi jeunes yi dem bindu ji pour dem voter ci quoi man loolu laa gis mais def ci moom est-ce que jàll naam jàllu moom kenn wax ko man kay ana xaalis bi kay la ñuy wax parce que gis ñu lenn lu mu def rek pour ñaax jeunes ñu dem bindu ji amul kon communication bi daal ñoom ñi jàllale ko kon du seen intérêt non du seen intérêt parce que xam nañ ni instant bi communication boobu bu jàllee lu tax ñun ñu ci rey suñ bopp nga gis ñoo xam ne ay activistes lañ ñoo xam ne waa opposition bi ñooy rey seen bopp ci communication pour nit ñi dem bindu ji man li ma bind ci ay nit ay jeunes yoo xam ne maa leen ñaax tey ci suba rek tey jii nii rek laa mujjee wax ak ñetti jeunes yoo xam ne lundi bii ñu jëm nii balaa may xëy war naa yóbbu ñetti jeunes yoo xam ne war naa leen yóbbu mairie ba pour ñu wuti résidence pour mën a bindu chaque jour ci loolu laa dëkk ñoo xam ne xamuñu sax nu ñuy def ba bindu amuñu fenn fu ñuy jëlee information bi yow yaay def sa page Facebook wala dara ni képp ku bëgg a bindu jël ma signe nga gis ñëpp di la jëlandoo signe naan la nan laay def ñoom defuñu li ñu war a def ñun ñoo koy def di wax ak jeunes yi dem leen bindu ji nii la ñuy bindoo fii la ñuy jaar te loolu rôle état la woon rôle ministère de l'intérieur bañ na ko ba dañ leen a génneel budget pour ñu def ko defuñu ci dërëm tous ba dara booloo jeex fu ñu dugal xaalis bi kay moom la ñu war a laaj te war na koo leeral te tôt ou tard yaakaar naa dinañ ko leeral. mbégte la woon ñu dalal la ci ASID TV la chaîne des patriotes ñu bàyyi la ak sa kàddu tàggatoo xam naa dinañ la fi dalalaat incha allah. incha allah donc jaajëf maa ngi lay ziar yow tamit di la ñaanal jàmm di nuyu mbokk internet yi nga xam ne yëpp ñu ngi ñuy seetaan ci ASID TV di tëjee fenn rek mooy ni ma koy faral di waxee à chaque instant la jeunesse sénégalaise di leen lancer benn message parce que dañoo nekk dans un pays boo xam ni. li nekk di xew Mali instant bii nii mooy profito di rendre hommage di féliciter suñu frères yi nga xam ne ñoom ñoo def la marche Dakar Bamako nga xam ne temps yi yëpp ñu ngi ci yoon bi def marche jóge Dakar dem ba Bamako pour soutenir le peuple malien la jeunesse malienne ñu leen di féliciter di wax jeunesse sénégalaise bi que ni li nekk di xew Mali moom moo war a xew Sénégal moo war a xew fépp ci Afrique nañ gëm suñ bopp liggéey li ñu war mooy ñu liggéey ba ñi nga xam ne ñoo naxoon suñuy maam nax suñuy baay bëgg ñoo nax jël seeni doom yóbbu Europe ñii ñu yóbbu Canada ñii Turquie ñuy jàngee foofu pour ñu ñëwaat naxaan ñu loolu nañ ko bañ nañ jël suñuy responsabilité taxaw fexe ba ñun li amoon dootu fi amati la woon ni na ñu jël suñuy responsabilité taxaw xam ni doomu réew mooy tabax réew loolu rek laay tëjee di la jaajëfal yaag say internet. jërëjëf kon ba beneen yoon incha allah. jaajëf merci beaucoup. ASID TV, la chaîne des patriotes.